benn groupe WhatsApp jur na coow ca Grand Moulin de Dakar muy li nga xamante ni moo waral ñu daxoon fa lu toll ci ñaar fukk ak ñetti liggéeykat foofee bu ñu sukkandikoo ci Lamine Fall muy dax bu am ci juróomi fan ci weeru juin gi ñu génn nga xamante ni dañoo fekk ci digg mbas gi muy doxalin bu àndut ak diglewu njiitu réew mi. licenciement bi waxul mu def li mu wax mooy liggéeykat yi dañu dugg ci benn groupe WhatsApp boo xam ne délégué yi ñoo ko créé groupe WhatsApp bi ñu wax ci seen xalaat ci situation kër gi ci ñoom seeni problème muy seeni revendication mu dàq leen. li tax ñu dàq leen daanaka inspection du travail da ko rejeté moom it àndu ci benn yoon loolee waral délégué yu ci mel ni Seynabou Niang ñu jëlaat leen wante juróom yeneen i liggéeykat moom ba tey nii dugaatuñu ci bërëbu liggéeykaay boobu. Maintenant les autres nga xamante ni soxla wuñu autorisation de l'inspection du travail ñu licencier leen te ñun ñëpp ñoo bokk luñ ñuy tuumaal ñu bokk benn mbir bu ñuy tuumaal ñu ne la kii mënoo ko dàq ndax mbir mi mu ngi koy tuumaal nekkul lu war a tax nga dàq ko mais kii malgré ça da nga persister insister ni ñii duma leen jëlaat dama leen di continuer dàq. Intersyndical Grand Moulin de Dakar nara ñu deltu ginnaaw ci seen xeex bi ñi ci bokk ànduñu benn yoon ak lu ñu wax ni moo tax ñu dàq leen. au conseil du dialogue social wax na ci dox na ci ba sonn sottiwul suñu kilifa diini yu nekk fii ci Sénégal yëpp wax nañ ci dox na ci ba sondiwul alors maintenant on va se battre on fait du syndicat nous on va se battre ba ñu réintégrer leen on est dans un pays de droit Sénégal pays de droit la yoon moo fay dox ak yelleef doomu aadama dañoo dépasse fu ñu koy salfaañee. mu di intersyndical bu nar a tàmbali ay ñaxtoom ayu bés gii di ñëw muy tàmbali donc ci seen plan d'action ngir ñu jëlaat lu mu gaaw gaaw seen mbokki liggéeykat yi. ñoom fu ñu toll nii ñu ngi leen bëgg a nangu suuf si nga xam ne depuis seeni maam ba jamono jile ñu ngi fiy liggéey ñi nga xam ne ñoo yar mbaam ci Pikine lu nu mel naqari na leen bu baax a baax. jaaxle parce que mënoo toog fii ay at nit toog benn bés rek mu ne dalay yëkkati mu woo ñu jox ñu délai pour ñu jóg ñu xëy démb si guddi ñu woo ma si guddi. ne ñoom dañuy ñëw fii tey looloo tax ñu woo média yi pour ñu ñëw taxaw ñu wax suñu wax ñëpp dégg ko lii dama bëgg mu dem ba ci président parce que moom moo ñu neewoon mbaam gàtt na waaye ci njur la bokk. lu toll ci téeméeri at ñoom nekk nañu ci suuf sile ngir yar seeni mbaam yooyu le tey jile nit ki nga xam ne xamuñu fan la jóge te xamuñu ku mu doon ne day nangu seen suuf sile li nu mel yarkatu mbaam yi di ko naqarlu. gendarmerie bu nekk woo na ma fi léegi nag dañoo bëgg suñ ma wooyee bu ma eggee dañuy ne am na titre foncier mais musuma gis kayit bi musuma gis naar bi musuma gis naar bi musul gis sama kayit. ci liggéey jile lu ëpp juróomi téeméeri nit ñu ngi dundee ci mbaam xuux yi le. nit nag mënoo nekk ci béréb lu mot plus de 100 ans nu ñëw en bonne journée da ngeen fi war a jóge dafa métti te ñun wax dëgg yàlla wax nañ ko sànq. fii plus de des milliers de personnes ñoo fi liggéey boo compté porcherie tey def na 180 nangam porcherie te porcherie bu nekk day dugal 2 personnes bu nekk day dundal lu mu ndaw a ndaw ñetti personnes ñetti famille léegi loolu boo ko multiplier combien de personnes la lay jox kooku boo ko bëggee jógeel fu mu liggéey nag lu muy def ak fu mu jëm. loolu tax na ba ñi nga xam ne ñoo yar mbaam ci Pikine ñu ngi woo président Macky Sall ci mbir mi le. ñuy sàkk ci Macky Sall mu gëstu comme ni muy gëstu. borom xar borom nag borom béy ba ci picc loolu la ñu bëgg waaye tey jii suñu bëggee génne nii par force nu muy demee day nakari. lu ëpp juróom fukki at ñi nga xam ne ñoo yarum mbaam xuux ci Pikine benn mbir rek la ñu bëgg ñuy suuf si nga xam ne foofu la ñu yàgg nekk ñu mun leen koo jox.
kon du ci ànd tey ni ki ëllëg ba tax la ñu daal di sàkku rek ab kuréel la ñu daal di samp ngir rek leeraange dëgg am ci donte nag am na ay këyit yoo xam ne jot nañu ko séddale ci ñeneen ñi nga xam ne kon fa la ñu nekk wala ñeneen ñoo xamante ne ni ay borom barke lañu kenn ci ñoom Omar Faye ay kàddoom ci micro Babacar Seck. En aucun moment waaye yéen géej en l'occurrence tooguñu ci jotaay wax ne maire dafa jaay colline bi en réalité lii am mooy les abords de la commune foofu certes y avait des propriétés privées ay toolu jàmbur ñooñu mën nañoo wax ne tey ñoo jël seen i tool jaay ko ay privé ñooñu exploité ko te damay wax ne ñooñu dañoo dand tund bi parce que quand on parle de la commune c'est comme qui dirait que dañoo yëg ci kaw commune bi taxawal fa ay parcelles mais en réalité du loolu tundoo yi saa yu ñu ko demee seet war ngeen ne mën a xam ne ñu wax leen ban lotissement moo am ci dund bi ak fan la ñu dagat jaay ko. am na délibération wala amul délibération. am na délibération mais en réalité si suuf la te je crois que ñëpp mën nañu vérifier te xam nga dañoo wax kooku rek na am na délibération mais en 2015 ba ñuy dem ci colline bi mais y avait déjà des délibérations là-bas mais nag bu ñuy wax waxu colline bi c'est comme qui dirait que ne gars yi dañoo jël colline bi dagate ko jaay ko mais colline bi li ko wër ndomb foofu la gars yi teg seeni limite dem ci suuf mais en réalité kenn jaayul commune et képp ku ko mën a soutenir rek woowal sa mbooloo woo les journalistes yóbbu leen ci site bi nga xam ne mën nañu wax ne man j'appartiens au collectif la sama dëkk wax pour la sauvegarde de la commune man loolu la wax ci laa nekk je ne me soustrais pas de la volonté de waa Yéni Gueye. collectif yi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk foofee nag fële ca Jilax ñoom niki ëllëg danañ amal doxub ñaxtu la ñuy sàkk mooy seenub suuf ñu delloo leen ko toll ci 200 hectares loolu lépp nag tax ñu ne amul kon benn waxtaan ba déggoo bu am ba ñu jébal seenub suuf waaye tamit ñoom àndu ci tey àndu ci ëllëg ba tax ëllëg ko dañu fas yéene wàcc mbedd bi ngir ñu dégg leen ba daal di leen delloo seenub suuf niki ëllëg kon ci dimanche gi lañ koy daal di amal lu jëm tamit ci jëriñ gu ñu denk wàllu beeg plan ak coopération mu ngi ci diwaanu bët gànnaaru Sénégal Amadou Hott bëgg rek fësal li nga xam ne mu ngi dippee plan de résilience économique ak sociale buñ ko tënkee nag toll na ci 200 milliards sunub xaalis ñu teewlu ci leeral Momar Alission Ale Thiam. ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ni mbasub coronavirus bi indi na ko ci koomub réew mi état bu Sénégal taxawal programme bi ñu dippee programme de résilience économique et sociale ngir nag mën ko wisaare bu baax a baax ci entreprise yi nekk ci diwaanub Ndar moo waral teewaayu ministre bi yore wàllum koom bi ci dëkk bi. gis nañ entreprise yu bëri comme ni ma ko waxee woon démb rek entreprise yoo xam ne ñu ngi ci production agricole wala ñu ngi ci transformation agricole surtout ci ceeb. di béy ceeb wala di transformer riz ceeb padi defar ko ceeb di ko jaay am na si ñoo xam ne jot nañu ndimbalu état bi te ñoom kontaan nañ ci te ñun tam encouragé naa leen ñu xalaat lépp li nga xam ne moo jëm ci investissement pour relance de l'économie am na ci koo xam ne ci entreprise yooyu am na projet pour cultiver 700 hectares recruter ay lu mot juróom-ñetti téeméeri nit incha allah fas yéeneen jàppal leen ci. ngir it ñoŋal koom gi fexe nag ba mu taxawaat bu baax a baax moo waral it état bi di xalaat ci beneen programme. waxtaan nañ tam lu jëm ci relance mooy investissement relance par la consommation relance tam foog nga def ay réformes lépp loo xam ne ay gàllankoor la wala day gêner entreprise yi nga pousse ko nële ndax entreprise yi mun a investir mun a développer wu mun a créer ay emploi wala maintenir emploi yi nga xam ne amoon nañ ko loolu moo nekkoon waxtaanu tey bi. ak aussi relance consommation aussi président yebal nañu terminer programme de relance de l'économie nationale fii ak weer bi di dee incha allah dinañ ko def après am conseil présidentiel pour valider mbir. ci budget bu ñu xayma ci 200 milliards jamono yi tembe fukk ak 2 milliards dong la ñu jot a séddale jox ko ay entreprise ci biir réew mi. Momar Alission jërëjëf entreprise yu Yamba yi ak yu diggu doomi ci Sénégal dañoo amee jafe-jafe nag mooy ngir ñu am ku leen financé jafe-jafe gu tar lay doon ba tax jëwriñ gi rawatina kon état bu Sénégal jëmmal li ñu dippee programme kaaraange kiraay liggéey loolu lépp nag nañ ci jublu mooy fexe ba mën leen financé ngir jafe-jafe yi ñu jànkonteel mën leen teggeeku Oumou Kalsoum Ba.
ngir fexe sokkaliwaat koom-koom bi koom-koom boo xam ne jàngoroy coronavirus daf ko lootal nguuru Sénégal daal dina def ab dispositif bu bees boo xam ne day tax ñu jébbal petite et moyenne entreprise yi ak toute petite entreprise yi koom-koom ñu duppee ko kiiraay liggéey li ko tax a jóg nag mooy soqali TPE yi ak PME yi bu ñu sukkandikoo ci observatoire bu qualité des services financiers projet bi day financé ba pare garantir crédit bi nga xam ne institution de microfinance yi moom la ñu lebal TPE yi ak PME yi état du Sénégal ci projet bi nag dafa bëgg rek bépp micro entreprise rek ñu mën la lebal xaalis ci taux d'intérêt yu oyof toll bu ñu sukkandikoo ci OQSF prêt bi état FONGIP la ak institution de microfinance yi taux d'intérêt bi ñu jàpp ñu ngi ko arrêté ci 9% di fàttali rek ne tissu entreprise Sénégal yi li ko ëpp ay PME ak PMI ñoo ko lal ñu toll ci 90% PME yooyu nag li ci ëpp ci ñoom ay entreprise artisanale lañ wala commerciale yoo xam ne seen taille nuroowul seen forme juridique tamit kazalika manque de transparence ci information financière yi ñuy am seen activités yi lu ci ëpp nekk informel absence état financier fiable ak procédure de monitoring ak reporting bokk na ci lu ci ëpp loo xam ne petite et moyenne entreprise yi duñ ko am te loolu dafay indi jiixa jaaxa ci boppu institution de microfinance yi ak institution financière yi. Oumou Kalsoumba jërëjëf koo xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu koom àdduna ci ndax jàpp na ni lii état bu Sénégal samp mën a doon ndorteel ci saafara ci li nga xam ne moom lay jafe-jafe yi nga xam ne kërub liggéeykaay yu Yemambaay yi ak yu diggu doomi ñu ngi koy jànkonteel Amadou Bachir Diop lay wuyoo ñu teewlu kàddoom ci jokkoom ak Oumou Kalsoumba. crise bi mu tàmbalee état bi mesures yi mu jëloon ak banque centrale aussi mesures yi mu jëloon daanaka liquidité yu bëri donc ci banques yi la tàmbali woon dem bon nit ñi ñoo ngi doon commencé yuuxu di wax yenn entreprise yi nga xamante ne seen liggéey jëmewul trop ci banques yi wala amuñu garantie bi nga xamante ne moom la banque yi di laaj seen réglementation tënk leen pour ñu mën leen financer naka la ñuy def donc ñu xam ni à part banque yi am na yeneen dispositif yoo xamante ne ñoom ñooy jàppale entreprise yu ndaw yi ñu ci bëri nekk si informel amuñu garantie yi amuñu information financière ak yooyu ci mutuelle yi nañuy dem ak institution de microfinance yi donc ku ko jaarul foofu noonu donc du mën a sotti donc état bi dispositif boobu noonu bi mu teg ñaar la mooy benn financement direct la boo xamante ne bi vraiment taux bu tane la donc bi ci des garantie la mooy ñi nga xamante ne ñoo ngi doon liggéey ak seen mutuelle yi ba ñoom ñu mën leen lebal waaye amuñoon garantie donc état bàyyi indi garantie bi ñu mën leen leb donc yaakaar mën na nekk début de solution parce que période crise bi entreprise lu mu tuuti injection liquidité maanaam xaalis buñ ko jox pour mu mën a nekk ndigum wala mu téye ay employé am lépp luñ ko jox donc lu baax la fiyee entreprise informelle yi ñu mën a faire face à cette crise mais peut-être ak plan de relance bi dinañu xool seetaan déglu lan la état di gën a indi pour gën leen mën a permettre donc ñu gën a renforcer seen dëgër. maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaar rek marché HLM ak ñi nga xam ne ñoo jaaykat yi dañoo mer bu futu becc ko ci kaw tali bi la ñuy naqaru nag mooy njëgu cantine yu cher yi ba jéggi dayoo ne nag seenu poos matewu ko ba tax ñoom ñëpp tey ji dañoo wàcc mbedd bi yëngu-yëngal askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci beggu marché bi tam dañoo mer ndax ñoom nee nañu saawu ñaxtu amee ñoom ñoo ci gën a loru ndax ñoom ñooy nokki lacrymogène te ñoom defuñu laalewuñ ci loolu lépp nag tax ba ñu fësal seenu mer ci reportage bu Boubacar Dieng. ay way takk der féete ci benn boor ba ñu jàkkaarloog ay marchand ambulant sa wet ga am ay nit ñuy seetaan ci tali bi nag ñu taal fa ay pneu naka noonu ay mbalit teg fa itam ay xeer lii mooy li ñu nemmeeku ci marché HLM lii nag li ko waral moo di commerçant yi ñoo àndul ci njëgu cantine yi nga xam ni dañ leen ko bëgg a jaay yooyu la cantine nag njëg li mu ngi toll ci juróom fukki junni. dafa bëgg ñoo jaay place yi 250 000. marchand ambulant yi nag dañoo jàpp ni maire bu HLM da leen fee bëgg a jëlee ngir ñëw teg fii ay jaaykat yu jóge ci marché Sandaga naka noonu marché Petersen. jëlee fi commerçant yi nga xam ne ñoo fiy jaay pendant 5 ans ou 6 ans jëlee leen ci seen i place déjati leen indi fi ay nit ñoo xamante ni Petersen la ñuy jóge wala Sandaga ñëw dagg place yi ñu yëkkati ñoonu sur des prix yoo xamante ni dafa cher de sorte que mënuñu ko dagg. ci noonu sax. marchand ambulant yi ñu ngi sàkku si ñu wàññi njëgu cantine yi buñ ko mënee def sax 4 junni wala sax 5 junni ne leen gënal. place yi nan nu ko wàññil defal nu ko 5 junni wala 4 junni par place ni ñu ko doon defee daawaati jéeg ak année ji topp yëpp comme ñu mën a toog liggéey normalement dem dundal suñu famille ñun ñii di wax ak yow man mii di wax ak yow polygame laa maa ngi ñaari soxna ñaata nit laay dundal par jour waaw boo ñu déggee prix fii fu ñu jëm 3 mois liggéeyuñu dañu gën a am problème. bu fekkee ni nag marchand ambulant yi mer nañ ba wàcc si mbedd mi. sa beneen boor ba ña fa dëkk ñoom itam dañoo mer ba futu
ñu si mel ni soxna si taxaw si gannaaw gris salon di wax ak ñun moom mi li ko gën a merloo moo di gaz lacrymogène yi. fii ma taxaw di wax ak yéen gis ngeen gris porte salle bi la mu nekk loo xamante ne situation bu difficile bi ñuy dund ak waa HLM yi ñun sonn nañ dama bëgg monsieur le maire lu muy defati na ci woonte commerçant yi nga xamante ne ñoom lay sekkante ak affaire xaalis ñu waxtaan ko ci kaw jàmm ba trouver terrain d'entente parce que ñun dañoo xëy lii dal suñu kaw yëguñu xamuñu lu xew xeex bi barke alxuraan ba suñu kaw terrasse yi suñu biir néeg yi moom la ñu fekk suñu njaboot gi ñor ay njaboot yu tuuti ñu jaaxle xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk. jàkkaarloo bi nga xam ne nag waaye takk der yi doon nañ ko def ak marchand ambulant yi ci marché HLM am na ay nit yoo xam ne jot nañ see am ay gaañu ñu su mel ni xale bu góor bi nga xam ni mu ngi téye mbagg bi di yëg lu metti lool. Boubacar Dieng jërëjëf. askan wi yeewoo ci Point E Fann Amitié seen jubluwaay tey jii ma ngi woon ci makkaan wi nga xam ne la ñuy maye deret fii ci Ndakaaru lañ ci jublu rek bay fexe ba ñi nga xam ne kon ñoo amee jafe-jafe ak deret rawatina kon ñi ko soxla mën a matee ci dëkk ba rawatina nag lu toll ci 2 téeméeri poche la ñu kon teg seen gët ngir daal di ko matale ni ki tey Adama Sarr. mu nekk ab geste bu yomb rek ngir sauver ay bakken ci jamono ji nga xamee ne nag ñu ngi dund mbasum coronavirus askan wi yeewoo ci Fann Point E Amitié daal di nañu nag booloo ngir ñëw dimbale centre de transfusion sanguine. parce que dañuy gis ne soxla na ko ñuy visiter centre bi xool ko gis ne soxla nañu deret bi mais deret boobu aussi du deret boo xam ne dañ koy mën a sokkaliwaat donc tey laaj na population yi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier yi que bés bu nekk ñi ñëw pour maye seen deret donc vraiment muy benn geste bi ñuy def rek aujourd'hui. jamono ji nag li leen soxal moo di wut deret yu bari ngir rek jox ko ñi nga xamee ne ñoom ñoo di askan wi. poche yi moom nu mu gën a bëree gën a baax waaye comme ni nga ko waxee rek aujourd'hui benn étape la rek benn étape bi ñu teg la que ñi am ay mouvement yoo xam ne périodiquement saa su nekk rek. population yi dinañ jóg ñëw maye seen deret. gannaaw ba mu ñëwee maye deret nag kii di Moustapha Ndiaye nekk ab étudiant ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mu ngi rafetlu bile gis-gis. il y a des gens yoo xamante ne ñoo ngi ci hôpital yi tëdd soxla nañ deret waaw te comme yow yaa ngi nekk en bonne santé war nga mun a partager le fait que ñooñu noonu comme soxla nañ deret pour mun a sauver beaucoup de vies. beaucoup de vie parce que moom lii nii geste bu rafet la. gannaaw ba nga xamee ne nag amal nañ li nga xamee ne moo di bëccëg mayek deret gi askan wi yeewoo ci Fann Point E Amitié ñu ngi ñaan yeneen communes yi nekk ci Ndakaaru ñu def li ni mel ngir sauver ay bakken. Adama Sarr jërëjëf daal di àddu koon ci tolluwaayu mbas mi ci Sénégal ni ki tey amul ci kenn ku ci ñàkk bakkanam bu nu sukkandikoo ci xabaar yi bàyyeekoo ci ministère bu ñuy dénk wàllu paj mi ci Sénégal ni ki tey téeméer ak fanweer ak ñaari nit ñoo am yees wopp gi fanweer nekk ci sowtaas lu toll nag ci juróom-ñaar fukk daal ci wér xayma ci tolluwaayu wopp gi dañ ci ànd ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk test yi ñu jot a def fanweer ak ñaar ñoo ci positif yooyu juróom-ñeent fukk ak benn moo ci cas contact mooy ñi nga xam ne ñoo jaxasoo ñu yore feebar bi te dañoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji ñeent fukk ak benn ñoo ci cas communautaire mooy maanaam ñi nga xam ne dañoo jot feebar bi te xamuñu fiñ ko jëlee ñooñu nag nii lañu tëddee Géejawaay am na ci ñeent Grand Yoff am na ci ñeent Kër Massar am na ci ñett Mbao am na ci ñett Parcelles Assainies am na ci ñett Liberté 4 am na ci ñaar Ouakam ñaar Rufisque ñaar Thiès ñaar Cité CPI benn Diamniadio benn Dieuppeul benn Front de Terre benn Gibraltar am na benn Kaolack benn Khombol benn Liberté 6 benn Mamel benn Nord Foire benn Ouagouñaay benn Patte d'Oie benn Pikine benn Richard Toll benn Scat Urbam benn et Touba benn juróom-ñaari malade ñi entré woon
juróom-ñaar fukki malade ñu nekkoon ci hôpital wér nañu ci bésu tey te bu ci yàlla àndee dañuy génn fanweeri malade ak ñeent ñoo ci nekk ci réanimation ñu ngi sant yàlla amuñu kenn ku génn àdduna ni ki démb ñeneen ñi des ci hôpital bi ñu ngi am tan. El Hadj Ndiaga Ndiaye moom lu ñu dippee woto yi nga xam ne kon ñooy dem ak dëkk fii ci biir réew mekk ak ci Ndakaaru ni ki démb kon la génn àdduna tey la ñu amoon cérémonie levée du corps bi ci teewaayu askan wu takku dikk ngir gunge ko ci këram bu mujj waaye nag kàddu seede yi benn la ci moom mi nga xam ne jàmbaar la ci dem beeg dikk maanaam transport bi ci Sénégal ñu teewlu ci kenn ci ñoom Mbargu Badiane ay kàddoom ci micro bu dal njàcc. moo nekkoon sama patron ma di ko raxasal otoom ca Mbàkke Bawol mu yore benn 504 di daw Dakar Mbàkke ma nekk apprenti bu ñëwee man maay raxas oto bi te boobu léegi li ñu ci xam ci moom mooy nit koo xam ne defal na transport lépp defal na Sénégal lépp defal na àddina bi lépp mu nekk bàyyi transporteur yëpp nag ñu fi nekk ci Sénégal léegi ndax ci transport bari na ñoo xam ne dañu ñëw fekk transport mais moom dafa judd ci commencé ci transport ba agsi fi mu agsi tey ñun ñëpp ay doomam lañu léegi ñun ñëpp ay doomam lañu te li may mën a wax mooy turu Ndiaga Ndiaye moom dañ ko bind ci lettre d'or bi nga xam ne moom la ñuy bind ci Sénégal ak Afrique yëpp incha allah. addu kon ci pàccu mujj ci xabaar yeeg article ay bés bi maa ngi la ko junj ci ndorteel ak mbënn mi ci Sénégal atub 2000 ba suñu joon yàllaay tey loolu nag def na ñaar fukki at lan la ci état bu Sénégal def lan la ci deful lan la ci tëleeg lan la ci matale loolu lépp na sunu naataango yu yëglekaay bi di Sud Quotidien ñu ci def ab gëstu yaatu ci ay bés bile ñu ànd ci leeral ak El Hadj Malick Cissé. nawet ku ko wax sa xel dem ci mbënn mi moo tax kilifa yi di ko sóoraale bu baax Sud Quotidien ci xëtam bu njëkk ni ay milliards moo nekk ci suñu égout yi. dossier bi lu tax titre bi d'abord li mooy expliquer rek mooy ñun suñu liggéeyu équipe la proposition bi ci rédaction bi la jógee ñu valider ñu jox ma ko man ak samay naataango ñu nekk ci desk société et environnement pour ñu liggéey si donc titre bi choix boo xam ne nii sama rédacteur en chef sama chef de desk sama chef d'édition ak sama directeur de publication ñoom ñoo ci ànd parce que dañoo xool que ni li nekk par rapport au contenu texte bi titre bi moo ko gën a mën a génne mais bon des milliards dans les égouts mën nañ ne milliards yi utiliser nañ ko def ko ci égouts yi mën nañ ko utiliser def ko pour yeneen affaire mais aussi du que ni dañoo jël milliards yi sànni ko ci égouts yi xëy na mën na lecteur bi mën na ci am idée boobu mën na nekk noonu mooy mën na lekk leneen mais ñun en tant que journaliste yu nekk suñu rédaction Sud Quotidien ñun loolu lañ gis par rapport ak suñu ay gëstu. investissement jot na ci am naka noonu ay infrastructure waaye mbir mi dafa mel ni dafa tàggateem. d'après toujours ñun recherche yu ñu def moo di que état yi fi jaar muy inondation suñu xoolee ñun 2000 la ñu jël ba léegi nii ça veut dire que de 2005 yi fi inondation yi fi gënoon am ba 2012 bon dañ koy mesurer par rapport ak passage maître Abdoulaye Wade yi ñu fi defoon ak le président Macky Sall comme ñoom ñoo fi jaar depuis boobu ba léegi ça veut dire que am na effort yu ñu def xaalis bi bari na mais malgré xaalis boobu yi muy bari yëpp problème yaa ngi fi su tawee tey am na quartier yoo xam ne nii doo bëgg sax dem donc infrastructure yi mënuñu ne amul mais lu bari des na. juróom-ñaari téeméeri milliards nañu jagleeloon programme décennal bi saytu wàllum inondation yi sa boobu la jamono juróom-ñaar fukki milliards yi nañu dugal ci diggante 2008 jàpp atum 2012. man journaliste la damay basé wu ci ay faits di analyser donc peut-être tey koo xam ne nii moo ma gën a maîtriser question bi mën nañu wax ne échec la mais d'après ñun niñ ko jàngatee maanaam su gouvernement maître Abdoulaye Wade su fi ñëwee dafa ay investissement yu toll noonu ñu ñëwaat inondation am en 2012 état bi déclenché un plan décennal boo xam ne ni c'est de 2012 à 2022 pour 10 ans plan bi di laaj 700 milliards 700 milliards donc 700 milliards bari na trop
ñun dañu yaakaar que ni su fekkoon ne ñi fi 700 milliards mooy plan décennal bu président Macky Sall bu pour 10 ans de 2012 à 2022 d'après suñu ay recherche loolu lañu gis pour venir à bout de ces inondations là mais ñun lu ñu gis suñu jàngat mooy maanaam peut-être ñi fi njëkkoon xëy na su liggéey bi ñu waroon def yëpp su àggoon xëy na tey du ñu soxlawaat 70 milliards pour revenir ci ay problèmes yoo xam ne ni amoon na bu yàgg. 2005 2009 ak 2012 mbënn mi amoon na ay impact yu doy waar ci nekkinu askan bi nekk banlieue Kër Massar ba Jaxaay ñoom ñëpp duñu jug ci tiitaange. sama naataango bi nekk banlieue liggéey na ci article am gis nañ ko li mu gis mooy effort yi ñu def am na benn côté mais am na côté boo xam ne nii tey population bi bëgguñu mu taw parce que su tawee xam nañ li ci topp ay problème yi du jeex parce que foofu amul benn infrastructure boo xam ne ni war na évacuer les eaux usées te ñoom tamit war nañ leen gëstu. alors Rëgg sa xel dal na pour. non dal moom mënuma ko wax parce que daaw gis nañ li fi xew Ndakaaru dëkk na nekkoon na dëkk boo xam ne ni footu ne ndox yaa ngi ball égu yi di génn te loolu rafetul ci dëkk boo xam ne nii dañ koy respecter surtout une capitale. plan Orsec conseil interministériel lu nekk def nañ ko ngir saytu bu baax mbënn mi. Pedre Sy directeur de l'exploitation et du contrôle de l'ONAS di dalal xel yi mu xamal suñu naataango yu Sud Quotidien ni office national de l'assainissement du Sénégal taxaw na temm ngir bàyyi xel bu baax a baax lépp lu soxal opération pré-hivernale mu ni objectif bi mooy fexe ba inondation du am ci Dakar ak yeneen région yu nekk ci réew. El Hadj Malick Cissé jërëjëf gërëm leen bu baax mbokk yi ci seen ànd ak ñun ci ITV gërëm ñëpp ñu jàpp ci xabaar yi ba mu yemb rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci gàttal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.